asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg gi bokk na li ci gën a fës jàngoro bi lëmbee àdduna di coronavirus jamono ji ci Afrique nag am na juróomi nit yu ko am ñett ya ca Algérie bokk na ñaar ñoo xam ne ca réew ma la ñu cosaanoo njiitu réew mi Macky Sall ne nag amul benn réew bu sañ a taxaw jamono ji ne jàngoro ji mënu caa dugg mu ngay jiite ab ndaje ci Covid 19 boobule ca palais de la République la jafe-jafe yi am ci biir APR Amadou Ba mi ñuy joxoñ baaram tuumal ne moo tax ba parti ba ca Parcelles Assainies amatut benn doole waaye ña bokk ca parti boobu leen ne musuñoo wax ne nañu ko génne moom mi jëwrin bi ñu dénk wàllum biti réew ña yeewoo fële ca ZAC bu Mbaaw génn manifester ci mbedd bi di ñaaw lu ñu ne yàqu-yàqu yi leen liggéeyu train express régional di amal foofule ñu ne nag faaw ñu wutal leen ay yoon fu ñuy jaar ñooñu ngir wàññi jafe-jafe yi ñuy dund bés bu nekk. beneen ponk ci xibaar yi mu ñeel ndox ak niñ koy jëfandikoo ci kaw gi ñi ñu dénk forage yi ci département yu Thiès ak Diourbel di wéyal seenu xeex jamono ji ñu ne dootuñu joxeeti benn facture coppite yi ñu nar a amal ci ndox meeg niñ koy yoree ci kaw gi la ñu ne ànduñu ci benn yoon mbokk yi loolu lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ la nuyuwaatee ba noppi xibaaru digg bëccëg yi dañ koy dooree ak président Macky Sall mi jiite ab ndaje jamono ji ca palais de la République ñeel coronavirus di jàngoro boobule lëmbee àdduna jamono ji ndaje bi képp ku ñu dénk wàllum wér-gu-yaram wala boo kilifa yi dinañ ci bokk ak ñëpp ñi ko yellool tey jile ci suba ci cérémonie levée des couleurs ba mu doon amal ca palais de la République sax moom président Macky Sall nee na jamono ji amul benn réew bu sañ a taxaw ni jàngoro bi mënu faa dugg Algérie moom wàññi nañ fa ñetti nit yu ko am ñaar ñi foofee la ñu bàyyeekoo keneen ka ki ko am Nigéria la ba ca des di Égypte kon muy ñetti réew fii ci Afrique yoo xam ne jàngoro bi dugg na fa. ñu wéy ci xibaar yi ba léegi wax ci wàllum politique ak coordination bu APR Parcelles Assainies génne ab communiqué ñoom nag di indi ay jooyanti ñu ne ci démb seenub assemblée générale bañ fa doon amal ñu ne mosuñoo wax ni Amadou Ba dañ koy génne ci parti bi jëluñu dogal bi ndax amuñu ca sax sañ-sañ la ñu wax. loolee waxtaanee wuñu ko ñi bokk ca APR foofee ca Parcelles Assainies la ñu nangu nag mooy bëri na ay militants yu joxoñ baaram tuuma Amadou Ba ministre bi ñu dénk wàllum biti réew ne faw mu gën a dugal loxoom ci parti baag na muy doxee foofule gën a gestu ña nekk ca suuf ngir ñu gën a doolelaat parti bi ndax jamono ji dafa mel ni dafa nërmeelu foofule coordination APR bu Parcelles Assainies ne nag dafa am ay nit ñoo xamante ni xaj na dafa am lu leen jotale ak Amadou Ba waaye du ci ñoom lañ koy jaarale juróom-ñaar ci ay kilifa yu bokk foofule ñoom ñoo xaatim communiqué boobu lekk ko jiite nag di ministre d'État Mbaye Ndiaye moom Mbaye Ndiaye ci boppam am na ñu bëri dañu wax ni Amadou Ba moom mooy coordonnateur bu Parcelles Assainies ci APR waaye nee na loolu amul nee na APR amul coordonnateur moom Mbaye Ndiaye jiite structure yu Alliance pour la République ne jamonoy élection képp moom moo waraloon ñuy wax wàllum coordination Mbaye Ndiaye dañ koy déglu ci micro Ababacar Camara. Yaakaar n'est pas structuré maanaam amul président de fédération amul secrétaire général de fédération wante élection bu ñëwee dañuy wut ay coordonnateurs de l'action politique face aux élections c'est ce qu'on appelle les coordonnateurs électoraux. bu jeexee jeex na parce que buñ ko maintenir dafay mel ni dañoo def une structuration verticale la structuration de l'APR Yaakaar est horizontale kenn la ñu sukk ci ñun muy le président Macky Sall ñu ne ko yaay njiitu ñëpp buñ ko structuré waroon verticalement comme fii dafa am fédération nangam 45 ou 52 peu importe mën nañu këf seen xel corrompre leen ñu yàq parti bi ñu ne comme noonu la bu ñu may kenn à partir de l'argent mu mën a déstabiliser le président Macky Sall.
démb kon militant yu APR dañoo amal ab assemblée générale foofu ca Parcelles Assainies beneen coow bu topp parti bi ngànk réew mi jamono ji muy ñetteelu mandat kii di Déthié Fall bokk ca réew mi moom la mu wax leer na nag nee na Macky Sall amul sañ-sañu sampaat ndëndëm ci atum 2024 ñu bëri ku ci mel ni Mbaye Ndiaye moom sax waxoon ni daanaka Macky Sall day door mandat moom Déthié Fall mi ñu toftal ci Idrissa Seck ci biir parti boobule amaloon tournée ca Bakel ak Matam ay kàddoom ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. ñu jege président de la république la ñu kenn kii doon ki nga xam ni mooy ministre d'État secrétaire général de la présidence keneen ki doon directeur des structures ci parti bi nga xam ni moom le président Macky Sall jiite. te ji ñooñu di ay kilifa yu mag ci réew mi li leen doon xaaree mooy ñu xalaat ñu ñuy saafara jàngoro population ñu régler loolu ñoom ñu jóg di entretenir Sénégal alors que ñoo ngi soo di commencer benn quinquennat di entretenir Sénégal ci 4 ans yii des ci un débat politicien loolu mooy li ci doy waar alors que ku nekk xam na épisode boobu bi mu fi xewee en 2012 ni mu entaché suñu démocratie dem na sax ba ay bakkan rot ci loolu nga ñëw tey war fexe ba noo ko écarté nga koy soulever et ay responsables yu mag di ko soulever nekk ci wetu président Macky Sall loolu mooy li nga xam ni mooy lu doy waar ñu wax rek ni débat bu insensé la débat bu amul benn sens la ndaxte le président Macky Sall moom ci boppam xam na ni mi ngi ci 2e et dernier mandat. ginnaaw politique ñu jàll ci beneen ponk ci xibaar yi muy njàqare bi ñu yeewoo fële ca cité Namora bu Tivaouane Peulh di dund jamono jile seenub cité daanaka dafa tàmbalee yàqu bu baax a baax te lu bëri soxla nañ ko fa te gisuñu ko am na sax coowal suuf bu fa am boobee ba léegi ñu ne faaw ñu lijjanti ko cité boobee nga xam ne président Abdoulaye Wade moom moo ko inauguré woon reportage Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb ca Tivaouane Peulh. gannaaw ba ki fi doonoon njiitu réew di maître Abdoulaye Wade inauguré ko woon ci atum 2008 li di cité Namora bu Tivaouane Peulh nag daanaka dafa ràpp la fa manqué bëri na lool ci kàddu askan wi nga xam ne nii ay jafe-jafe dong la ñuy dundee tey jilee ñun ay tali rang-rang loolu am na fi école amul Namora booy wax marché amu fi tey jii nii suñu centre de santé bi nga xamante ni moom lañ fi defoon pour nga xamante ni dañ koy ubbi pour la population tey suñu jigéen yi fii bu ñu accoucher fii dafa enclavé am na ñoo xamante ne si mbedd bi la ñuy accoucher. ñëpp xam nañ ne eau égale source de vie mais ñun ndox amuñu ko. ay pompe la ñuy dundee te pompe yi vraiment li ci nekk ku nekk xam na ko loolu moom mooy li ñuy déployé bi fi courant ñëwee ak léegi ça fait 1 an et quelque ñu ngi koy sant yàlla. mais suñu diggante ak Tivaouane Peulh ça fait plus de 2 kilomètres te foofu rek la ñu mën a accéder pour mën a def suñu yenn besoins yi. ñàkkug éclairage public tax na nag ba kaaraange ga tamit doon na jafe-jafe bu tar ci askan woowu. boo gisee fii am na ay dëkkuwaay yu bëri yu fi nekk parewuñu de ce fait nit yi dañuy am na ñoo xamante ni ñaawteef rek moo leen tax a jóg dañuy ñëw ñu squatter ko guddi bu ñu ñëwee ñuy agresser nit yi. fii agression bi bëri na fi nit yi léegi bu ñu duggatee seen i biir kër yi bu guddi jotee 21h fu mu commencé kenn dootu amati jàmm parce que yaa ngi xalaat dinañ tëb ñu dugg sa kër wala ñu fëgg la pour def la naka sudul noonu l'insécurité aussi installé wu ne fii si Namora bi. ñun ay citoyen lañu doomu réew mi lañu nekk nañ si biti ñu liggéey bay bëgg a dee ñëw jël suñu dërëm yi nga xamante ni moom la ñu dajale woon pour def ko ci Namora problème bi fekk ñu si te en tant que président de la république defe naa mooy lu waree fam mooy protéger citoyens yi. mu doon situation boo xam ne bii metti na lool askan wa di ñaan nag ñii di autorités yi ñu bàyyi leen ay xel di ñaan tamit kii di njiit réew mi mu dëppook li nga xam ne li diggoon na leen ko jëm ci seen wàllu régularisation. ñu des ci banlieue bu Ndakaaru rawatina ca Zac bu Mbaaw foofu nag xam ngeen ni xàll wi ñuy duppee TER di train express régional day jaar foofule ñoom la ñu jàpp mooy bëri na ay gàllankoor yu mu leen di jural bëri na ay yoon yu ñu doon jaar dañ koo tëj daanaka ba tax na li ñu bëgg mooy ñu utal leen fu ñu mën di duggee ka génn dem ci seenu dëkkuwaay démb sax la ñu daje ñoom ñëpp rek wàcc ci mbedd bi di doxum ñaxtu Mboose Ndiaye lañ ciy déglu moom moo yore kàddu collectif ñi yeewoo foofule ca Zac bu Mbaaw ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. ñoo sonn sës ndax instant bii nii Zac Mbaaw dundatul tëj nañu ràpp dugal ñu ci gouffre boîte d'allumettes lañ ñu def y'a presque 52 cités ci biir Zac bi toute la cité pour ñu génn rek il faut que ñu fay au maximum 200 francs pour sortir 200 francs pour ñoo xam ne amuñu moyen ñi am moyen nag peut-être dinañ fay jusqu'à 2000 francs wala 1000 francs le minimum
donc Zac Mbao souffre Zac Mbao sonn nañ ba fa sonn yem xanaa ñi ñu tagal pont bi amuñu sécurité benn pont bi ñoo na non seulement pont bi xat na 2 voies yi ñu ne dañ ko teg 2 voies yi dafa tuuti pour ñaari oto yi dem ak a dikk double sens bi dafa tuuti déjà fi ñu teg ne fan la ñu war a jaar y a pas de barrière à tout moment une personne peut tomber dañu bëgg ñu defal ñu passerelle foo xam ne mën nañu jàll ñu am accès ci tali bi parce que fermé nañ raay bi nee na ñun amatuñu droit jaar fa donc comme fermé nañ ko nañu jox fu ñu jaam nous sommes des êtres humains duñu ay animaux yoo xam dañuy tëj ci benn boîte fàtte ñu fa ay citoyens lañ Zac Mbao vivait mais actuellement Zac Mbao est mort Zac Mbao dafa dee. journée mondiale bi ñu jagleel protection civile maanaam ñuy sàmm kaaraange askan wi ci lépp loo xam ne daf leen di lor moo xam ci jaww ji lay jógee ay accident wala lu ni mel démb lañ ko doon féete fële ca Mbour direction protection civile ak élément sapeur pompier def nañu ab taxaw seetlu ñu ne ci diggante atum 2018 ak 2019 daal dina ñuy génn lu toll ci juróom-ñett fukk ñetti junni yoon ngir wàllu ay doomi aadama xayma googule sax moo tax ba njiitu réew mi ne faaw ñu tëral ab pexe boo xam ne Sénégal gi yëpp ñoom ñoo koy bokk lépp luy ñëw di lor askan wi ñu mën cee jóg indi ci ay saafara cérémonie officielle bi démb la woon kon ca Mbour ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk kaaraange biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ca Mbour. kaarma yu mat a bàyyi xel jëwriñ bi yor wàllum kaaraange biir réew mi di joxe statistique intervention wu sapeur pompier ak waa direction protection civile. Concernant la direction de la protection civile, ses activités ont valu. li koy firndeel mooy ci ñeenti at yu ñu génn nii protection civile teg nañu junni ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn paratonnerre ci réew mi. Mobilisation contre les accidents dus à la poudre. li ni mel sax a tax njiitu réew mi di ñaax nguur gi ñu amal ab stratégie nationale protection civile. Il s'agira à travers la commande présidentielle. njiitu réew mi li mu bëgg rek mooy ñëpp ñi nga xam ne bokk nañ ci ñu toog waxtaan xool tëralin bi nga xam ni war nañ ko amal ci lu jëm ci wàllum protection civile rawatina réforme juridique bi ak cadre institutionnel bi. Réforme du dispositif juridique. ren ji nag thème bi ñu tànn mooy protection civile taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am ci biir kër yi mu doonoon ab occasion ngir wax waajur yi ñu moytu ndiku di taal sondeel di ko teg ci table wala boog ci wetu matelas waaye tamit ñu moytu di teg ay comprimé ci wetu xale yi. mbootaay bi ëmb ñi ñu dénk forage yi rawatina ci kaw gi yu département bu Thiès ak bu Diourbel ñu ngi mer bay futtu ba léegi ba tax na seenu xeex dakkaluñu ko benn facture duñu ko def askan wi tamit lànk ne duñu fay ay facture li ko waral mooy ñoom ànduñu benn yoon ci coppite yi ñu nar a indil ci ndox meek ni ñu koy yoree ci kaw gi ñañ koy dénk démb la ñu doon amal ab toogaanu ñaxtu ca Touba Toul ba ca Thiès Cheikh Anta Diop ak Sey Latir ñoo ñu teewal ci région boobule. jóge woon nañ ci juróom benn département yi nekk ci diggante Thiès ak Diourbel ñii ñuy duppee ay conducteur forage ak ñi nga xamante ñoom ñoo yor ceytu koppar yi dugg ci forage yi daje woon fii ci Touba Toul nee nañ duñu dellu ginnaaw ci ndogal li nga xamante ne nguur gi jëloon na ko de ngir indi ay yeesal di ay réforme lu jëm ci wàllu yorani forage yi nee nañ duñu nangu tey ji de ñu jële ko ci asifor yi di ko jox ñeneen di opérateur ñin entre Diourbel Thiès ñu ngi doon wax ci wàllu ndox mi nga xam ne tey ñu dénkoon ko kuréel gi ñuy wax OFOR amoon benn entreprise bu mu ko joxoon muy Aquatec yàlla dogal na ci njëlbeen répétition yi ñu doon joxal bañ jàppoon ne xañ na loolu mucc ayib la ci ñun ñi dem ba mujjël gi loola dara nekku ci maanaam jafe-jafe rek la ci askan wi la fi nekkoon ñëpp gisandoo nañ ne moo gën tey ñii lii ñu fi nekk ba tax na ñi del si dajee fii defaat beneen waxtaan ñun ñëpp ñu manko ñun commune yëpp maanaam 6 départements yi nekk ci Diourbel Thiès dajee nañ fii tey ñi bokk tënku ci kàddu yëpp di wax ne nañu état dimbale jëleel ñi fi Aquatec changer ñi réforme bi. ñoom sax yokk nañ ci de wax ne daanaka dañoo lali pexe dugg ci dëkkaan yi ba ñëpp tëyi seen facture kenn du fayam ndox. mais la ñu waxoon ca njëlbeen loola dara moo ci amut loolu moo waral zone ba mu jógee muy Taïf Mbacké ñoom duñ fa couvrir dara duñ fa relever dara. kenn du leen fay dara parce que la ñu waxoon dara amu ci kon léegi lànk googu la ñëpp di wéy. ñi ngi wéyal seen plan d'action yi nga xamante ne nësër nañu ko waaye nag noppiwuñ di toog ak kilifa yi rawatina préfet yi nekk ci département yi di waxtaan ak ñoom ngir ñu indi saafara ci seen mbir nee nañ mbir mi de bu ci nguur gi taxawulee dëkk yi nekk ci àll yi de kenn du leen nandal lu jëm ci wàllu.
jërëjëf Cheikh Anta Diop ñu wutali ji fële ca Louga foofu nag am na benn projet bu ñu fa taxawal ngir soppi lépp loo xamante ni mbalit la rawatina plastique di ci defar ay pavé wala sax nag ay këriñ wala bac à ordure maanaam foo xam ne dañ koy mën a jëfandikoo lu ci mel ni ay pôle mbalit loolee di ab pexe bu tukkee ci mouvement bi ñuy duppee dolli amal nañu ab bésub set setal foofu ca Louga Thierno Fall. Cette journée de nettoiement organisée par le mouvement Dolli dans le cadre du Cleaning Day a connu une innovation majeure avec le recyclage des déchets plastiques qui ont été ramassés. Au moins plus de 50% des quartiers de Louga ont été nettoyés grâce à Dolli Macky. Mais l'innovation majeure que nous avons apportée aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, effectivement tient au recyclage des déchets solides, plastiques, déchets en bois et autres, qui ont été ramassés ça et là à travers la ville et que nous avons pu recycler devant vous. La journée a été également une occasion pour l'ancien directeur des domaines de lancer son projet de recyclage des déchets plastiques. En partenariat avec le GIE ADEC, qui est spécialiste en matière de recyclage, n'est-ce pas, qui a pu montrer qu'avec ces déchets-là, on peut effectivement faire un travail extrêmement important au bénéfice des populations. Travail qui, donc, il y a un impact sur l'environnement extrêmement important, ça permet de nettoyer notre chère ville, de donner la santé. Mais surtout, aujourd'hui, nous avons pu démontrer que ces déchets-là, effectivement, peuvent avoir une valeur économique sûre. Mamour Diallo annonce la mise en place d'un dispositif de recyclage géré par un GIE qui sera mis sur pied à Louga. Ce GIE-là sera installé ici à Louga. On mettra en place un circuit économique, comme je l'ai si bien dit, mais des jeunes pourront travailler avec ce GIE et créer des bacs à ordures, créer des pavés, créer du charbon et travailler carrément. di jégalu bu baax a baax ci élément boobu le nga xamante ni français la du ñàkk kon yeneen jotaayu xibaar di ngeen déglu reportage Thierno Fall ci recyclage déchets plastiques yi foofee ci région bu Louga. Dañuy wutali ji beneen région muy Fatick foofu tam am na projet bu ñeel wàllum càmm gi rawatina ay bëy benn centre bu ñu taxawal mën nañ faa dalal ñu ne lu ëpp junni ci ay gàtt yooyu la ca Ñaaxaar sax nag lañ koo taxawal ñu ne projet bi ministère de la santé moom moo ko fa am ña cay yëngatu dinañ leen mën a tàggat ci yenn anam la ñuy def ngir mën a suqali seenu activité boobule muy sàmm ay bëy. Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. ci njëlbeen bâtiment bu ndaw la woon boo xam ni chèvrerie départementale bu Fatick moo ci nekkoon ministère de l'élevage nag et des productions animales moom dafa décidé gën koo yaatal def ko ab centre boo xam ni day gën a yeesal élevage bu bëy ci Sénégal ab simel la boo xam ne nag li ko tax a jóg moo di gën a may doole sàmm gi jëm ci wàllu bëy formé bu baax a baax éleveurs yi yëngatu ci wàllu woowu. Le premier objectif bu njëkk bu simel bi moom mooy gën a dooleel raasu bëy bi nga xam ni moom la ñuy sàmm ci Sénégal te loolu nag dañ ciy waxtaan ak ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngatu ci wàllu wi dañuy fas yéene itam formé ñi nga xam ni ñoom ñoo di éleveurs yi ci technique yu baax yi nga xam ni moom la ñu war a sànni bëy yi dinañ xool ni ñuy defaree lekk bëy yi ci boppam liñ ci nam daal mooy gën a fundaal sàmm bëy gi ci Sénégal ak itam ci yeneen dëkk sax. Au Sénégal que dans d'autres pays. centre bi nag ci commune bu Niakhar lañ ko tabax mu soqeeku nag ci ab coopération boo xam ni dafa dox ci diggante région Nouvelle-Aquitaine bi nekk ca France ak itam entente départementale yu région yu Fatick ak itam yu Diourbel. conseil régional bu njëkk ba moom moo signé woon ab partenariat ak ministère de l'élevage après nag la association bi nga xam ne ñoom ñooy sàmm bëy ñëw jël partenariat boobu séq ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmm bëy te nekkee ci région Nouvelle-Aquitaine bu France loolu nag dafa tax ñu gën a fësal liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ci sàmm bëy gi fukki at ak juróom a ngi nii. Pour capitaliser toutes les actions qu'on a menées depuis une quinzaine d'années. nee ñu nag lu ëpp junniy bëy mën nañ leen di dalal ci centre bu ni mel jigéen ñi ak góor ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngatu ci sàmm bëy ne fi mu ne fas yéene nañu di defar ay produits yu bëri yoo xam ni ci meew bëy lay jógee. Et aussi pour les produits laitiers, il y a le fromage, le yaourt et le savon, tout c'est en base de lait de chèvre. C'est un site qui est fait pour améliorer l'élevage caprin. ngir nag jàppale association sàmmkatu bëy yi nekkee ci région yu Fatick ak itam Diourbel nguur gi teg na seen loxo ab chèque téeméeri million. jërëjëf Aminata Goudiaby jàng du wees loolu la ñuy wax ba tax na fële ca université Assane Seck bu Ziguinchor ay préfet ay takk der ay contrôleur yu impôt wala ay militaire sax ñoom ñëpp dañoo inscrire di jàng droit waaye en ligne la maanaam ci xarala yu bees yi lañ koy jaarale promotion bi njëkk bi génn nañu ba ñu jox leen seeni diplôme dañ ciy déglu Geneviève Brémond Sarr moom moo yore kàddu département droit bu université Assane Seck bu Ziguinchor ci micro Boubacar Dias ak Lamine Moignan.
Avec le contrat de performance, le département de sciences juridiques a mis en ligne un certain nombre de ak li ñuy wax contrat de performance département droit bi nekk fii ci université Assane Seck bu Ziguinchor dafa daal di dugal lépp luy cours yi soxal étudiants yi ci suñu site internet bi laata ñuy tàmbali ab tàggat bi nga xamante ne ñu ngi koy jagleel ab xeetu étudiant bu bokkul ak ñuy xam ba nag nii ndaxte étudiants yooyu ay mag la ñi nga xamante ne am nañu bac waaye kenn ku ne am na fu muy xëy bi ci tàggat bi wutewul benn yoon ak tàggat yu ñuy tàggat étudiants yi ci université bi rawatina suñu département bu ñu jàngee yoon. Activité ou éventuellement de leur cessation récente d'activité. Donc on a dans nos étudiants aussi bien des sous-préfets que des policiers, des militaires, des gens qui sont en voie de... ba tax na bokk na ci ñoom ay sous-préfets ay policiers ay militaires ñi nga xamante ne dañu jàng bay waaj a retraite sax am na ci sax ay contrôleur impôt li ni mel dina tax étudiants yi gën a am cawate ci seen jàng te nag duñu tiit naan université dafa metti boo xamante ni kenn du ci mën am lijaasa. Eux sont le relief de ce c'est possible parce que non seulement ils ont les difficultés de l'étudiant mais ce sont des professionnels qui sont déjà bien insérés dans la vie sociale. benn ponk tàggat yaram muy coupe arabe ñi seen at motagul ñaar fukk te ñu koy amal fële ca Arabie Saoudite Sénégal moom dañ ko caa invité waaye faf na dem ba final ginnaaw ba mu dóoree Égypte ca tir au but juróom-benn ci juróom ndax ba temps réglementaire bi jeexee daanaka dañoo témboo woon benn bal fu ca nekk. Sénégal ci final bi dina daje ak Tunisie ñeenti fan ci weeru mars maanaam gannaaw suba ba léegi ci Riyad lay doon dañuy jàll ci ponk bu mujj li yëglekaay yi xëyee altine ji dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñoxor day yomba ñoqali l'observateur nañu ñiy jàppal tànk parti APR ca Parcelles Assainies bëggatuñoo gis Amadou Ba ubbil journal bi coordination APR bu Parcelles Assainies ñoo doon def démbub assemblée générale ci teewaayu ministre d'État Mbaye Ndiaye journal bi nañu fa la ñu jëlee dogalub dàq Amadou Ba ci parti APR ca Parcelles Assainies ba noppi di sàkku ci kilifa yi jiite parti bi ñu dàqe Amadou Ba définitivement ci biir APR ndax nee nañu Amadou Ba liggéeyatul ngir lu dooleel parti bi au contraire ci tànki suuxal ko la nekk ne bañ na ko ba bépp militant bu taxaw di wane gëm gu mu gëm APR wala gëm gu mu gëm président Macky Sall bu ko Amadou Ba yégee da koy liquider Le Quotidien nañu gaay APR ca Parcelles Assainies jugal nañu Amadou Ba fronde contre Amadou Ba ministre d'État Mbaye Ndiaye nii ci xët mu njëkk yéene kaay bi APR ca Parcelles Assainies amul coordonnateur directeur des structures la am te man mii la mu teg ci ne bu ñu bëggee defub assemblée générale ca Parcelles Assainies do Amadou Ba moo ñu koy tere def Sud Quotidien gis ne parti APR ca Parcelles Assainies mook ndaalu toj ñooyam jamono ji foo xool seen fa aw ngàll li koy firndeel yéene kaay bi nañu moo di démb def na jub assemblée générale waaye ñaari résolution moo tukkee ci assemblée générale ba benn résolution ba ñoo ngi ci ne dàq nañu Amadou Ba ci APR ca Parcelles Assainies ca beneen résolution ba ñu cay sàkk ñu samp fa ab collège des sages honorable député Alioune Badara Diouf bokk ci ñu woote woon assemblée générale bi dañuy wax ci xët mu njëkk Les Échos ku ne dañoo dàq Amadou Ba wala dañu ko wàcc yaa ngi wax lu la neex loolee amul c'est faux ñi koy wër di wax seen xeexu bopp la ñuy xeex waaye du xeexu parti bi waa ji di Bokar Jong ne ko ci wet ga ak loo mën di wax daal li leer ba leer mooy Amadou Ba moom liggéeyatul parti APR boppam lay liggéeyal libération nañu lii lépp loxom Mbaye Ndiaye moo nekk ci ginnaaw moo fi nekk di jëf-jëf ju salte te rusu ji ne raaje gi na moo fi waxoon réew mi yëpp di ko mbam bu wax ji rigagul mu woote am ndaje ca Parcelles Assainies ànd ak gaayam di wax waxi dàq Amadou Ba libération nañu jëfi manquant dëgg la ministre Mbaye Ndiaye def mbay meneen di Mame Mbaye Niang ni ñu ci la Tribune muy Mbaye Ndiaye di Amadou Ba Aminata Touré ba ci Mahammed Boun Abdallah Dionne ñoom ñëpp la ñu war a dàqee ci APR président dafa war a wax ci moom président union des magistrats du Sénégal di Souleymane Teliko wax ji mu wax démb ci RFM ci émission Grand Jury yéenekaay yu bari xëy nañu ko bokk na ci Source A mi ñu ne ku doon laajte Faly Ngoye ngi Souleymane Teliko mi ñu xam ci ak dëggu wane na ko démb nee na ngir rapport corps de contrôle yi ñuy def ci réew mi am njariñ ci réew mi bu ñu ko bëggee il faut que contrôle de l'exécutif bi dañu ciy génnee parquet bi ba mu set wecc mu ne parquet bi bu deful ab liggéeyam ni mu ware deru justice bi yëpp lay gàkkal Le Quotidien nañu lu jëm ci criminaliser gi ñu criminaliser viol ci réew mi président union des magistrats du Sénégal ji Souleymane Teliko xelam tey na ci la Sénégal nañu ci émission Grand Jury ci RFM président union des magistrats du Sénégal bàyyiwul dara muy rapport yu corps de contrôle yi lu jëm ci loi bi criminaliser wàllu viol ak magistrat yi réew mi dundug welengaan gi ñuy dund askanu Louga dund nañu aw guléet Source A nañu directeur des domaines ba woon di Mamadou Mamour Diallo moo baaxe askanu Louga ab unité de recyclage déchets solides ak plastique setal gi njiit réew mi Macky Sall santaane di Sénégal zéro déchet ca la nekk moo tax mu defal leen loolee nga xam ne musuta am ci Louga njiital mouvement dolli Macky ne ci journal bi lu ni mel dina tax ndaw yi dëkk bi am ci luñ jàpp mën a liggéey mën a faj seeni soxla Pape Siré Dia directeur poste ba woon nee na mairie bu Thiès la soxla mi ngi ko wax ci xët mu njëkku la Sénégal Siré Dia ne gisul lu koy tere doon candidat ci élection locale yi
bii di ñëw ngir doon maire de Thiès waa njung seenub maire di Cheikh Oumar Anne doon it ministre enseignement supérieur xëy na di leeral ci yéenekaay yi jéego yi état bu Sénégal def jëmee ko ci wàllu enseignement supérieur ubbil la Tribune bokk na ci bachelier yi ñu orienté ci université publique yi nekki ni étudiants yi ak ni ñu ci taxawee ngir mu gën a baax lépp rek dëppoo ak yéene président de la république Macky Sall mu ne li koy firndeel bokk na ci ticket restaurant yi ñu wàññil étudiants yi juróom-benn junniy lal yu ñu livré boole kook di xaar fukk ak juróom-ñetti junniy lal yu ci war a topp ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak ñaari junniy lal yi ñuy séntu ci université Gaston Berger bu Saint-Louis Cheikh Oumar Anne wax na ci pension retraite yi ñu fay ci 70 ba ci 85%, indemnité logement yi ñu yokk salaire yi ñu yokk ba ci 30 jàpp 40%. La Tribune bind ne ministre enseignement supérieur di Cheikh Oumar Anne mi ngi lim jéego yu am solo yu état bu Sénégal def jëmee ci enseignement supérieur ki soxla ay jéego yu koy jëmee ca kanam mooy société africaine de raffinage. L'Observateur nañu gab bu toll ci 40 milliards moo salfaañe kër ga moo indi crise ca conseil d'administration bu Sarr meneen di Ismaïla Sarr footballkatu Sénégal bi mi ngi ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool bokk na ci stade yéenekaay mi ñu ne yëngal na Angleterre ndax keroog ab équipe am di Watford ba muy football ak Liverpool moom Ismaïla Sarr moo dugal ñaari bit passé beneen bit. Record yéenekaay nañu Sadio Mané ak waa Liverpool yi nekkoon seen donkaasi Ismaïla Sarr xañ na leen ko moom Ismaïla Sarr mi leen ko xañ ñi ci xët mu njëkku yéenekaay bi defuma dara lu spécial sama liggéey rekk laa def. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye laataa ñuy tàggatoo dañuy dem fële ca palais de la république niñ leen ko doon waxee sànq président Macky Sall moo fay jiite ab ndaje ñu jagleel ko coronavirus muy jàngoro boobee nga xam ne li mu faat ci doomi aadama takku na Alhassane Ba maa ngi lay nuyu. soxna naa maa ngi lay fay. waaw ndaje bi jeex na lan lañ ci mën a jàpp ci ay dogal yu tukkee foofule wala ay leeral sax. mu nga kon léegi la jeex ni nga ko waxee li mu wax président de la république Macky Sall ni am na benn cas suspect bi nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy saytu nag ci institut Pasteur ay analyse xool ci ak waxtu yi di ñëw nag daañu wax ndagam am na feebar bi ñuy wax coronavirus am déet wante li ci mën ci am rek nee na xel yi dal bu askan wi paniqué nañu jàpp ni ñun ñëpp ñoo war a booloo li nga xamante ni mooy coronavirus bi ñu xeex ko ba li nga xamante ni benn réew mënu cee mucc ñun ñu jël motuwaay yi ci war motuwaay yooyu sax am na yu bëri yoo xamante ni tey ji service yi nga xam ne teewoon nañ ci muy conseil présidentiel soxna naata nga xam ne bànqaas yu bëri teew nañ ci ay ministres yu bëri teew nañ ci organisation mondiale santé pharmacie nationale approvisionnement ak ministère intérieur ñëpp ku ci ne jël na kàddu wax li nga xamante ni mooy wareef ak taxawaay bi nga xam ne buñ ko defee rek bu mu fekkente ni sax feebar bi dugg na ci daañ ko mën a xeex na mu waree kon ci loolu soxna naata wax na ni cas boobu nag ci waxtu bi comme ni ma ko waxee bu fekkente ni am na lu ci leer Sénégal pare na ngir xeex lii di jàngoro coronavirus ndax xeexoon nañ ci lii di Ebola ñu ngi koy fàttaliku ba léegi nag dispositif yooyu mi ngi fi wante itam am na budget boo xam ne taxawal nañ ko sax muy jëm ci plan bi nga xam ne mooy plan bu ñu taxawal ngir xeex maanaam andi riposte ci feebar boobu di coronavirus ci loolu nag budget bu toll ci 1 milliard wala boog ëpp na ko sax taxawal nañ ko wante itam lu mel ni suñu hôpitaux yi ci mel ni Fann nga xamante ni am na ñu ngi leen di préparé ci mel ni Dantec ci mel ni principal ak fee di hôpital général bu Grand Yoff bi Idrissa Pouye yooyu yëpp pare nañu ngir li nga xamante ni mooy li war lu jëm ci wàllum jumtukaay soxna naata ngir ñu fexe ba feebar yooyu ñu xeex lan amoon na itam ñaari malade yi nga xam ne isolé woon nañ leen professeur Seydi bu hôpital Fann ñu ngi xam ne ni sax ñooñu jamono ji ñu ngi en bonne maanaam ñu ngi commencé di wër ndànk-ndànk kon soxna naata jàppale ne xabaar bi loolu na kooku nag ñuy wax ne moom ñu ngi suspecté mu amee feebar boobu moom nationalité étrangère la maanaam biti réew la dëkkul Sénégal wante nag li ci mën ci am institut Pasteur mu ngi def saytu analyse yi war boobu léegi ñu ngi xaar nag ci waxtu yi di ñëw am lu ci leer. Alhassane Ba laaj bu mujj rek ndax mën nañoo am ay leeral ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo demoon ci salon international de l'agriculture ca Paris ndax foofu am na benn maire bu nekk foofu bu fa nekkoon bu am jàngoro bi ndax am na ay xibaar yu ñu joxe ci délégation sénégalaise bi demoon foofu. justement soxna naa ci loolu sax xam nga ci réseaux sociaux yi boo xoolee sax ñu ngi naan ñu ko jóg bàyyeekoo ñu ngi leen mettre en quarantaine ak lépp wante li ci mën ci am rek ministre jëwriñ bi yor wàllu wér-gu-yaram xam le na ni lépp li nga xamante ni mooy lu jëm ci voyage ñi nga xam ne dañu jógee bi ci réew nekk ci fii faaw ñu saytu leen saytu bi war nekkul ni ñoom daanaka dañu àndaale jàngoro beeg déet wante li ci jamono ji toll fi ñu toll ci jamono ji moo ko laaj moo waral faaw ñu def saytu yi war ngir xool ndagam àndaale nañu jàngoro jooju wala boog àndaale wuñ ko ci loolu sax soxna naat président de la république ci fàttali nee na ci di ko dalee tey
lépp li nga xamante ni tukki la bàyyee ko fii dem biti réew mu ñeel gouvernement bi ñeewal état Sénégal daañ ko wàññi ni mu waree bàyyi nag ñi nga xamante ni mooy suñu représentant mooy ñi nekk ci biti réew mooy suñu diplomatie plutôt ambassade yeeg consulat yi ñu def liggéey bi nga xamante ni bu fekkente ni waroon na état déplacé wu ngir def ko ñoom ñu bàyyi leen ñu def ko ñu moytandiku li nga xamante ni mooy déplacement bàyyi bien yi soxna naa. jërëjëf Alhassane Ba nekkoon en direct ca palais de la République mu ngoog mbokk yi ñoo ko déggandoo kon xibaar bi mooy benn nit boo xam ne dañuy njort ni dafa am jàngoroy coronavirus waxuñu ne da koo am waaye dañ koy njortu ba tax nañu yebal ko ci Institut Pasteur di def ay analyse lu ci mënti am rek ci yeneen jotaayu xibaar incha allah dinañ leen ko leeral mbokk yi fii la ñuy yem di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci déglu bi 19h30 incha allah yeneen xibaar fii léegi boobu ñu leen di ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.